asalaamaaleykum mbokku sénégalais yi nekk fii ci Italie man Baye Diouf maay dellu si tey pour indil ay information surtout nag ci li nga xam ne moo nekk ci réew mi ñu dëkk di Italie muy ay loi yu bees yoo xam ne dëgg yàlla ñun ñëpp ku ci nekk da nga war a xam ni mu nekkee. di wax ne defoon naa fi benn émission doon leen wax ne réew mi ñu nekk dëgg yàlla ci changement politique yi nga xam ne ñoo fi am dina indi ay changement ci suñ nekkuwaay ak ci suñ dëkkuwaay fii ci dëkk bi ndaxte gouvernement bi nga xam ne moom la italien yi tànn fal leen mu boole mouvement 5 étoiles ñu koy wax Cinque Stelle boole tamit légat ki ñuy wax Matteo Salvini jiite ko ñoom dañoo signé woon contrat buñ tuddee contratto di governo ñu wax ne contratto di cambiamento lo maanaam ñoom daal dañuy soppi doxalin ci noonu la ki nga xam ne mooy njiiti mouvement Cinque Stelle ci gouvernement bi ñu koy ooyee Di Maio tam nekk ministre bi nga xam ne moo yore lavoro maanaam travail ak sviluppo economico muy développement économique maanaam lépp luy mbirum koom-koom rek ci biir Italie muy économie moom moo ko yore ñoom nag dañoo dugal comme ni ñu waxee rek soppi yi changement yi ñoom dañoo indi ay coppite surtout nag ci mbirum liggéey coppite bi mu ngi feeñ ci loi yi ñuy jël niñ koy tuddee ndaxte avant ñoom ñiy falu gouvernement yu njëkk ya suñ defoon loi bi turi ministre bi nga xam ne moo ko def lay tudd bi ci gën a siiw te ñun immigré yi ñu xam ko muy loi Bossi-Fini waaye ñoom nag wax dëgg yàlla loi buñ jël ab beneen tur lañ koy jox doo duñ maanaam loi bii ñu dugal tuddee ko dignité tudd loi Di Maio mais mu ngi tudd décreto dignità muy loi dignité ci moom laa ñëw donc bëgg leen wax que ñoom loi yi ñuy jël yëpp dootuñ dox turi ministre yi mais ay tur lañ koy booleel mu mel ni décreto cittadinanza boobu génnagul bi génn mooy décreto dignità muy décreto dignité dignité nag xam naa ne suñ koy tekk ci wolof dina ma xaw jafe waaye dignité mais xam ngeen mooy nit ku nekk rek nga jox ko àqam parce que ñoom nee nañ gouvernement yu njëkk ya wax dëgg yàlla dañoo jëloon nit ñi comme ay marchandises te ñoom dañoo bëgg delloo nit ku nekk àqam te àq nit fii mooy liggéey mënal sa bopp looloo tax ñu bëgg a jox daal dignité citoyens yi considérer leen comme des personnes humaines mais pas comme ay tour rek wala ay numéro rek loi bi tamit li nga xam ne moo ko jógloo mooy xeex mbirum bureaucratie maanaam yëfi këyit yu bëri ci réew mi beneen mbir bi nga xam ne jël na ko mooy aaye publicité carte maanaam jeu de hasard yi loolu ñuy wax loterie Gratta Vinci ñoom aaye nañ publicité lu yooyu muy premier pays fii ci Europe nag bu aaye publicité loterie waaye am na yeneen pàcc nag comme yooyu mais yi nga xam ne moo ñu ci gën intéressé mbokk yi mooy li nga xam ne moo concerné liggéey nag suñ koy wax mooy contrat de travail ponc bi nga xam ne moom lañ ci njëkk a jël mbokk yi mooy ñoom loolu ñuy wax précarité te ci italien ñu koy wax precarietà maanaam nit ki daal contrat yu ndaw lañ koy defal wala contrat yuy jeex ba nga xam ne du am confiance ci liggéey bi te gis ngeen ni sax tubaab yi ñoom
jabar wala doom balaa ñu koy takk sax ñu am contrat indéterminé bu wóor. waaw loolu nag moom ne delloo nit ki dignité mooy loolu pour mu nekk ci lu wóor mun xalaat mën am ut kër takk jabar mais su fekkee ne ay contrat yu gàtt lañ koy defal di ko dagg rek du am confiance bi pour dugg ci loolu. lii ñoom damay jottali rek nag di expliquer ñoom ñoo ko wax moo tax seen doxalin bi nga xam ne moom lañ njëkk a génnee muy décret bi nga xam ne wax dëgg yàlla jaar na assemblée jaar sénat mooy loi bi ñu tuddee décreto dignità. décreto dignità donc li ko jógloo mooy xeex contre la précarité ci italien français di ko wax précarité dans le travail mooy contrat yu gàtt yi rek contrat de travail yu gàtt yi. donc ñoom liñ ci jël xeex ci point bu njëkk bi mooy xeex ak contrat yu gàtt yi liñ ci njëkkee moo di ne xamoon nañ ne contrat yu gàtt yi ci délai 36 mois d'état bi mën na ko renouveler plusieurs fois. ñoom nag nee na durée boobu nekk 36 mois wàññi nañ ko def ko 24 mois maanaam ci durée 24 mois yi dëgg yàlla mooy li maximum li nga xam ne moom la entreprise mën def ay biir ay contrat yu gàtt ak liggéeykat bi. wax ne nag nee na su fekkee ne d'état bi jël na liggéeykat bi premier contrat bi su motee 12 mois dafa war obligatoirement defal ko contrat à durée indéterminée. su fekkee ne defu ko contrat à durée indéterminée ci 12 mois yi jeexee su ko naree renouveler waat à durée déterminée daf cee war bind lettre motiver ko maanaam mu jox ko motif li italien di wax causale mu wax li tax loo xam ne évidemment motif bi dafay nekk motif bu wóor maanaam entreprise bi liggéey bi dafa wàññeeku wala entreprise bi daal dafa am ay difficulté. loolu mooy premier point bi su fekkee ne entreprise bi 12 mois yi su jeexee su ko mënul defal indéterminé daf ko war motiver maanaam dafa war a jox causale. loolu mooy première partie bi maanaam contrat durée déterminée warul dépasser ci diiri 36 mois la woon bu njëkk léegi moom mu wàññi ko def ko durée 24 mois. beneen mbir bi nga xam ne toujours pour favoriser contrat indéterminé yi moom dafa wax ne su fekkee ne d'état bi jël na nit defal ko contrat 6 mois defal ko contrat 12 mois su ko renouveler waat wax naa ne su koy renouveler waat comme durée déterminée dafa war a wax causale bi maanaam dafa war a wax motif bi. su yàlla defee motif bi valable ba mu renouveler ko moom employeur bi ñu koy wax datore di lavoro contrat bi contributi yi moom entreprise bi li muy fay day yokk dañ koy yokk de 0,5%. loolu xam naa pour décourager datore di lavoro yi parce que su fekkee ne da ngay def dara te saa koy def muy yokk te xam naa ne li entreprise yi di war def rek mooy su premier contrat bi jeexee ñu proposer la durée indéterminée. loolu da ko def pour favoriser contrat durée indéterminée. ba noppi entreprise yi ñu sas leen ne leen si biir personnel bi ñu am ma misaal ko su fekkee ne employé yi ñu ngi mot 100 contrat durée indéterminée ci biir entreprise bi warul ëpp 30%. maanaam warul am plus de 30 personnes yoo xam ne contrat déterminé lañ leen defal. muy waxaa rek ne ci entreprise bi donc 100 yi warul dépasser 30 contrat déterminé. loolu mooy wane ne entreprise bi soo amee 100 personnes am 30 personnes yu fay liggéey am contrat durée déterminée su naree jëlaat day defal ñu njëkk ya def leen di transformer def leen contrat indéterminé pour mën jël ñeneen à durée déterminée. loolu yëpp nag da ko def rek pour favoriser loolu ñu wax contrat indéterminé
looloo tax mu tuddee ko legge loi dignité muy décreto dignità ci italien di wax nag ne mbir moomu pour favoriser contrat indéterminé yi non seulement pour favoriser ko donc mooy yokk contributo yi nga xam ne moom la entreprise yi di fay su dee contrat yu gàtt lañ lay defal suñ koy renouveler li ñuy fay day yokk day mel ni dafa mel ni rek benn amande bu ndaw buñ leen defal waaw léegi nag di wax ne mbir moomu yëpp nag dafa concerner tamit agenzia interinali yi mooy agence de travail yi nga xam ne ñoom lay entreprise yi di jaar pour jël ay nit di wax ne donc loolu dafa concerner agence interinali yi maanaam agence bu leen ci jël def 6 mois fii waxtu wi ñu toll sax agence yu bëri xam nga ay contrat 1 mois la ñuy defar ku leen ci defal contrat 1 mois su contrat bi jeexee su naree defaat contrat 1 mois day fay dañ koy amende genre amende la muy 0,5% ci contribution yi loolu xam naa ne da ngeen gis ñu ci bëri xam nañ ne suñ mbokk immigré yi ñu ci bëri ci agence yi la ñuy liggéeyee da ngeen gis ne agence yi léegi contrat 1 mois boobu soowatul dañ koy bàyyi ay contrat yu gën a gudd yu mel ni 6 mois 1 an la ñuy def parce que à chaque fois suñ daggee contrat bi su jeexee ñu war ko renouveler rek dañuy war a fay genre amende boobu du amende mais contribute su ma yeboone sax amende la parce que c'est pour favoriser pour que nit ñi contrat yu gàtt yi entreprise yi ñu wàññeeku donc contratto décreto dignità mbokk yi lim ko njëkk a jógloo muy favoriser pour que nit ñi di am ay contrat yu indéterminé yi bañ de contrat yi ñuy dagg di ko daggaat ñu dem nag ci ñaareeli ponc décreto bi nga xam ne moo laal mbirum liggéey mooy ñun li ñuy intéressé ñun immigré yi beneen bi mooy loolu ñuy wax licenciement sauvage maanaam licenciement abusif maanaam wax dëgg yàlla kuy liggéey ci DITA am fa contrat indéterminé pour ñu dàq la lu jafe la mais entreprise yi dafa am loi bu leen mayoon ne suñ la buggee dàq mën nañ négocier ak yow fay la indemnité de licenciement bu tolloog sa salaire nga xam ne mën na la fay lu tolloog sa salaire ñu multiplier ko par 2 mois wala ba 24 mois loolu ay négociation la doon muy conciliation maanaam entreprise bi su bugg a taxale ko ak yow léegi muy dem ak yow tribunal même su demoon tribunal sax munuñ la fay plus de 24 mois loolu bu njëkk la woon 2 mois lay moo gën a tuuti mais maximum bi 24 mois la woon léegi nag ñoom indemnité de licenciement boobu dañ koo yokk yóbbu ko ba 36 mois de salaire maanaam entreprise bi su la buggee dàq daf naa négocier ak yow ne la mën na la fay diggante 2 ba fanweeri weer ak juróom-benn muy 36 mois xam ngeen ne entreprise su ko sañoon moom ci 2 mois yi lay yem waaye dafa xam ne loolu su ko defee su ngeen demee tribunal peut-être tribunal mën na la may 15 20 ba ci 36 mois donc bu njëkk 24 mois la woon maximum bi mais léegi gouvernement bu bees bi mu ci décreto dignità yokk na maximum boobu ba 36 weer waaw yeneen aspect yi nga xam ne moo nekk ci donc ñaari aspect yi gën a important yi mooy gën a important maanaam fexe entreprise yi défavoriser leen pour ñu def contrat durée déterminée favoriser leen pour ñu def contrat indéterminé favoriser aussi ba nga xam ne entreprise yi du ñemee dàq travailleurs yi am contrat indéterminé parce que su la naree dàq li ñu lay fay dafay bëri presque 36 mois de salaire loolu la leen loi bi nar a teg di wax ne tamit am na loolu ñuy wax voucher ay bon la yoo xam ne borom détail borom entreprise yi suñ bëggee liggéey bu gàtt maanaam liggéey 2 fan wala liggéey quelques heures dañuy dem ci IMS jënd fa ay bon soo liggéeyee ba pare bon yooyu lañ lay jox yow liggéeykat bi nga dem wecceeku ko xaalis ci IMS wala même
parfois même ci bureau de tabac yi ñu koy wax tabakaay. loi boobu mbirum voucher yooyu xam ngeen ni CGL syndicat bu mag bi ñuy wax CGL xeexoon na ko 2017 bañ bàyyi ko woon mais ñoom nag dugalaat nañ ko mais dañ ko yemale ci tool yi liggéeyu tool yi ak liggéeyu hôtel yi rek lañ mën a def voucher muy liggéeyu tool yi ak liggéeyu hôtel yi te nag aussi day nekk liggéey boo xam ne du yàgg maximum 10 jours su passé 10 jours kenn mënuta la fay voucher muy hôtel muy tool yi donc loolu wax dëgg yàlla mooy point yi nga xam ne ñoo gën a important ci mbirum liggéey ci biir décret bu bees bi ñu tuddee ko décret dignitaire évidemment mbokk yi décret bi am na yeneen partie yum yore waaye nag loolu en général concerné wuñu ñun liggéeykat yi mu ngi concerné carte kat yi ñuy carte xaalis léegi kuy carte xaalis ci machine yi nekk ci baar yi wala ngay jënd gratte-vin ci tabakaay yi ci ñooñu la concerné léegi kuy nar a jouer ci machine yi dañ leen obligé pour ñu dugal seen codice fiscal parce que xam nga ne dañuy bañ ñi am moins de 18 ans di jouer ci carte yi ñoom nag dañu ne ngeen baal ma ñoom nag dañ ne xale yi sax léegi dañuy carte te loolu jaaxle ak ñàkk am lu wóor ñàkk dignité moo ci dugal nit ñi moo tax lépp ñuy xeex loolu pour que mbirum carte wax dëgg yàlla wàññeeku ci dëkk bi nee nañ aussi ci gratte-vin yi mooy këyit yooyu nga xam ne da ngay xoos pour gagner nee nañ dañ ci bind tamit ci yooyu wane ne lii baaxul ci wér-gu-yaram maanaam comme liñ bind ci paquet cigarette yi ne lii baaxul nuit à la santé ci italien mooy nocche alla salute dañ ko ciy bind. waaw dinañ xeex tamit entreprise yi nga xam ne dañuy tëj pour dem bitim réew loolu tamit am nañ dogal buñ ci jël maanaam entreprise boo xam ne da nga joroon ay ndimbal ci état bi soo jëlee sa société nar koo toxal la état bi dimbale woon yëpp da nga ko koy delloo. mu boole aussi lépp mbirum simplification fiscale maanaam xam ngeen ne mbirum impôts yi dañoo génne woon ay machines yoo xam ne li ngay dépenser yëpp ñoom dinañ ko mën xam pour xam sa niveau de vie pour que soo déclaré lu tuuti ñu mun a dal sa kaw ñoom loolu nee nañ dinañ ko arrêté. waaw mbokk yi donc lii mooy ci gàttal rek mooy li nga xam ne mooy concerné loi bi di leen wax ne donc ci mbirum liggéey ñun moo ñu ci intéressé te ci mbirum liggéey wax dëgg yàlla contrat yi surtout nag ñuy liggéey ci agence de subministration yi ñu koy wax agenzia interinale yi mais aussi ñuy liggéey ci détail yi di wax ne nag ñuy liggéey ci kër yi ñu koy wax travail domestique wax dëgg yàlla ñoom dàq nañ leen ci maanaam ñi leen di jël amuñ obligation di leen defal contrat durée indéterminée yàlla def na sax ci liggéey lu ci bëri ci liggéey yooyu ñu ci bëri contrat durée indéterminée donc ñooñu dàquñ bokkuñ ci ñu ngi wax entreprise yi nga xam ne détail yi ak yeneen entreprise yoo xam ne boromam dafa am partite il va am nekk impresa yi lañ wax dëgg yàlla pour que ñu favoriser contrat à durée indéterminée ba noppi défavoriser contrat à durée déterminée ndaxte nee nañ wax dëgg yàlla loolu day ñàkkloo nit ñi dignité day tax duñ am jom day tax ñu bañ a wóolu day tax sax ba nga xam ne ñu ci bëri duñ bugg ko takk jabar duñ bugg am doom te comme nee nañ wax dëgg yàlla dignité liggéeykat mooy mu am jabar mu am doom mu uteeg lool nañuy xalaate suñ réew parce que ñun nee nañ doom bu yàlla sàkk gémmiñ gu yàlla sàkk dina ko jox ñuy lekk tubaab yi nag xalaatuñ noonu ñoom balaa ñuy takk jabar wala balaa ñuy jënd kër day fekk ñoom contrat bu wóor ak xaalis bu dajale loolu xam naa ne beneen waxtaan la mbokk yi di leen wax ne donc bu ci kenn ndax kenn waaw képp koo xam ne nag wax dëgg yàlla soxla nga ci taxaw wala information yu wóor dëgg yàlla ñu ngi leen di waxal ne taxawal nañ benn syndicat
muy syndicat autonome des travailleurs africains dans le monde te ñu am fii siège ci Milan bëgg koo tas ci biir Italie koo xam ne képp koo xam ne soxla nga ci consulence maanaam defal nañ la contrat nga war a xam ndax contrat bi baax na soo bokkee ci syndicat bi soo adhéré ci syndicat bi yore tessera syndicat bi foo mën a nekk ci Italie contrat bu ñu la jox soo ko photo ci WhatsApp soo ñu ko joxee rek suñ ko jàngee dinañ xam lu jaar yoon la wala lu jaarul yoon te suñ la ci laajee waree taxaw ñu war laa taxaw jarul sax ngay déplacé wu. waaw di leen wax ne nag am na ñu bëri ñu may oo yàlla def na liggéey bi may def wax dëgg yàlla ñu bëri dañ ma ciy oo waaye nag ngeen comprendre ma nag duñ mën tontu ñëpp nag ñi nga xam ne ndaa mën nañ leen tontu mooy ñi nga xam ne bés ni depuis quelque temps commencé nañ ko mooy ñi nga xam ne ñoo adhéré bokk ci syndicat bi. pour adhérer bu am na numéro de téléphone bu ma def ci suma Facebook muy 327 892 88 77 di wax ne numéro boobu ñu ngi ko jagleel uniquement ñi nga xam ne ñoo bokk ci syndicat bi bind nañ ko ci nag waaye nit ñu bëri dañ ci oote te wax dëgg yàlla comme ni ma leen ko waxee lii ñuy def dañ koy def à titre bénévole représenté wuñ benn état représenté wuñ benn consulat représenté wuñ benn ambassade mais dañ koy def rek pour dimbale nit ñi waaye nag mënuñ ko di tontu ñëpp bés bu nekk looloo tax ñu yemle ko ñi nga xam ne ñoo nekk membre syndicat bi mu nekk syndicat nag africain mu nekk syndicat sénégalais te wax dëgg yàlla li ñuy wax li nit ñi di comprendre la ngeen baal ma rek donc ci bu fekkee ne nit oo na ma te mënuma koo tontu di xam ne wax dëgg yàlla parce que yàllaa def ne mënuñ yeew di tontu téléphone ba bër set parce que dañoo am yeneen yoo xam ne ñu ngi ko war liggéey mbokk yi donc ngeen baal ma maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp li moo nekkoon ci gàttal rek mbirum décret dignità bi di leen wax ne ñu ngi leen di ñaanal jàmm ci vacances yi jërëjëf seen mbokk Baye Diouf depuis Milan jërëjëf